Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar cher internet yu YouTube Reubeuss TV tey ñu nekkaat fii si jàkk Reubeuss jàkkee 4 koñ ñu njëkkoon fi def réunion jàppoon naka la ñuy yeggalee projet bi nga xamante ni imam Cheikh Tidiane Sy rahimahullah bàyyi na ko fi xool nu ñu koy eggalee pour defaraat jàkk ji mu gën a rafet mu gën a taaru incha allah. defoon nañ réunion tey itam ñu defar réunion pour fal commission yi ñu ngi toogoon ak imam moom mi nga xamante jamono ji moom moo fi wutu Cheikh Tidiane Sy dañ koy laaj rek ban yëgeeg la si am ak tamit yan commission lañ jot a jàpp fii ak lu tax ñu jàpp yooyu imam ñu ngi lay nuyu di la ziar. taxawal ngeen tey réunion pour fal li nga xamante ne moo di commission yi gis nañ ni benn commission rek moo fi taxaw ñaata commission la ak bu nekk lan mooy rôle am. ñaari commission ñoo fi taxaw commission yi benn bi ci finance la jëm benn bi ci CODAC ci coordination daanaka ñun li ñu bëbët fii yëpp dañu d'accord sax ci benn kàddu ñun daal xam leen moo lu yitteel surtout bu finance bi ñooñu kii Zal moo ko jiitee dina xool ñi muy àndal ci liggéey bi ñu dem gis bonne volonté yi ñu wax leen suñu mbëbët fii ci jàkka ji parce que dañ nekk ci tabax jàkka ji am na ñun pour di ko tabax mais ñun du tax suñu liggéey dañ koy continuer parce que am nañu benn kees boo xam ubbi nañ ko kees baa ngi fii xam naa avec le temps dinañ joxe numéro yoo xam ne képp koo xam mun nga fa dugal xaalis nga dugal ko foofu finance bi ñu joxe nii nag Saliou moo ko jiitee moom dina xool quelques personnes yoo xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi dem gis ci bonne volonté yëpp wax leen suñu tawat li ñuy jàmbat fii ci jàkka ji buñ leen joxee ñu indi ko comme maag paas suñu signature moo nekk foofu ci compte bi donc lu ñu indi dugal ko ci compte bi liggéey jàkka ji en tout cas daal moo ñu tax a jóg. liggéey jàkk yi moo tax a jóg ngir si réunion bi passé da ngeen waxoon il faut balaa ngeen di am budget il faut ngeen bàyyi architecte bi mu def liggéeyam wax leen lii ak lii ak lii dañuy soxla temps ci xaalis ndax loolu jàpp ngeen ko wala jàppoo leen. architecte bi wax na pare xam nañ ne fii lu gën a wóor daal lu gën a leer mooy 150 millions bu ñu ko amee moom li ñu fi soxla yëpp dinañ ko am te loolu ci boppam Ndoye maire Dakar ci boppam wax na ne bi ñu koy wanee suñu plan dafa ni lépp lii somme moo koy liggéey lii foog ñu am au moins minimum 150 millions nit ñi aussi foofu la ñu tënku te am nañu yaakaar ne incha allah rabbi li ñu yaakaar dina mat. li ngeen yaakaar dina mat ñu gis ni maire moom yëkkati woon na kàddu sax nee na moom dina si def loxoom dina si dugal loxoom ñu gis ni mu amoon na ñaari jàkk yoo xamante dugaloon na si loxoom jàkk yooyu mënul fexe ba egg ba tey ndax yéen doo leen bàyyi tamit mu def comme ni mu defoon ñooñu. loolu ñun parce que ñun xaaruñu ko d'accord bu ñu joxee dinañ jël waaye du tax action bi ñu nekkoon parce que mu def ñu fekk si action moom la ñuy continuer Moussa Bal actuellement ñibbi na France chaque jour damay jokkoo ak moom am na compte bu nekk moom moo ko ubbi woon sax compte bi actuellement ni y avait 3 millions presque bu ñu foofu si compte bi. compte bi ñaari signature ñoo fa nekk sama signature man ak signature paas comprendre nga te jàkk jaa ko moom du sama xaalis du xaalisu paas xaalisu jàkk jël parce que ay bonne volonté ñoom la Moussa Bala gis wax leen ko kenn ku ne yëkk sax jox li ñu def ko si compte bi reçu yëpp mu ngi ñun waaw. ndax jàkk ñu ngi ko defaraatee da ngeen di ko def jàkk kese wala da ngeen di si boole école wala lan. jàkk bi day ànd ak lépp incha allah suñu bëbë daal si jàkk ji bu paree même doomu Reubeuss yëpp képp ku fi am doom au lieu ngay dem di fay feneen mu jàng di ko di mu jàng fii waaw. jàkk bu jaar yoon daal lañ ko fas yéene def incha allah waaw. kon ñu fas yéene ko def jàkk boo xamante ne bu jaar la leen doon dégg ngeen imam li nga xamante ne moom la yëkkati ci ay kàddu ndax léegi jàppaan ngeen beneen date réunion. actuellement nii jàppaguñu Saliou la ñuy xaar moom mu formé benn comité bi au moins nombre 5 wala 6 personnes ñoo xam ñoom la war a ànd si liggéey bi ñoom du ñàkk ñu jàpp benn jeu réunion bu ñu ko jàppee rek ñun yéen di ngeen ko yëg. léegi ngeen ngay woo pour ñëw jàpp ci liggéey jàkk ji. liggéey jàkk ji c'est-à-dire si lan. ci côté financement bi ak yëpp ngeen nga siy woo. waa Reubeuss ak bonne volonté yi. ñëpp la ñu woo bonne volonté ñëpp képp koo xam ne 100 francs boo ko amee te mun ko fa dugal ko parce que yàlla moo ne wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu indallahu wa xayran nit ki lépp loo defal nga ko sa bopp bu ëllëgee di nga ko fa fekk. boo léegi di nga ko fekk kon imam ñu ngi lay bàyyi nga tàggoo ndax waxtu julli jot na. waaw kontaan naa si yéen maa leen di ñaanal yàlla na seen liggéey jëm kanam. tooga fii ku ñuy wax Saliou Diop mu nekk coordonnateur adjoint bi nga xamante ñoom ñoo liggéeyu jàkk ji dañ koy laaj rek tey lan lañ jot a tënk ci li nga xamante ne moo di réunion bi incha allah Saliou ñu ngi leen nuyu. waaw ñu ngi leen di fay di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay di rafetlu seen liggéey parce que lii dafay permettre waa Reubeuss yëpp ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ak ñi nekk bitim réew yëpp xam ni seen ay doomu Reubeuss waxtaan nañ ba juboo ci kàddu yàlla def na nag mag yi ñoom ñoo fi jiitu tey ñu ngi leen di jéggulu ci loolu ndax mag yëpp ñoom tonton Aliña ñoom tonton Pape Cheikh ñoom tonton As ñoom ñëpp ñoo fi jiitu tey ñoo fi jiitu sax xale yi donc di rafetlu ñoom pour wan ne rek ñoom engagement bi ñu am ci
liggéey bi jeunes yi sax amuñu ko di rafetlu ñoom seen teewaay parce que ñoom ñëpp ay mag lañ bu leen neexoon tey ñu toog yebal seen ay doom wala ñu yebal keneen donc ñoom ñëpp ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw teew bi yàlla dogalee nag réunion bi tourné na autour de 2 heures depuis 11 heures la ñu commencé liggéey bi presque bu ngeen xoolee heure bii ñu pare 14 heures moins ça veut dire que échange nañu plus de 2 heures d'horloge waxtaan nañu ba tënk ndax li ñu fi dajale woon tey mooy taxawal ay commission yi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéeyu jàkk ji. waaw ndax ñaata commission ngeen taxawal ak bu si nekk lan mooy liggéeyam. waaw parce que xam nga au départ dañu newoon ci biir waxtaan bi rek brièvement ma wax la ni dafa am ñu proposé woon un bureau exécutif maanaam ñu nommé coordonnateur nommé trésorier général en même temps ñu defandoo yëpp tey donc am ci assistance bi ñeneen ñu proposé que dañuy taxawal yenn ci ay commission ak benn unité de coordination. unité de coordination boobu man mii di wax ak yow si laa bokk donc unité de coordination bi ñi ngi ko tënk ci diggante le délégué des quartiers El Hadji Mademba Diack mooy suñu papa As Diack ak imam Almami Sy bi nga xam ne moo fi wutu tey imam Cheikh Ahmed Tidiane Sy donc man tey waa quartier bi d'accord nañ toftal ma ci pour en tant que jeune gën a mobile di leen doxal wala bu amee ñoom ñu soxla te mënuñu ko jug déplacé wu def ñu woo ma man ma doxal leen loolu moo indi ma nekk seen coordonnateur adjoint bon beneen bi ñu taxawal benn commission technique bi Mamadou Berté architecte moom lañ ko dénk mu liggéey ci ak suñu benn grand Sanogo di jarbaatu ñoom Amidon Traoré ñoom ñoo yor commission technique bi ak bépp doomu Rëbës nag bi nga xam ne xalaat na ni war na mën indi foofu apport am techniquement ñooñu ñu ngi leen di woo ci liggéey boobu que ku ci signalé wu rek ñooñu dinañ la woo. beneen commission bi mooy commission des finances ci biir commission des finances bi. ñu dégg ci ni am na ay sous-commission yu ñuy taxawal lu mel ni ay sous-commission de recherche de fonds maanaam fu ñu utijee xaalis pour mën a yokk ko ci budget liggéeyu jàkk ji donc boobu moom la suñu grand bi jégi jiite donc pour wax leen ni rek tànn ñu fi ay nit jox leen ay responsabilités mais créé nañu au moins 3 commissions ñu dégg ci commission bu njëkk bi mooy unité de coordination bi nga xam ne délégué de quartier ak imam ñoom ñoo ko jiite ñu toxtal ma seen wet pour gën a woyof pour gën leen mën a mobile gën leen mën a jàppale beneen bi le doyen Mamadou Berté architecte yor commission technique bi beneen bi Jéegi Ndiaye bi nekk sama wet yor la commission des finances. kon su ma la déggee bu baax ñaari commission mu ngi fi muy technique ak finance ak ñi nga xamante ñoom ñoo coordonnateurs yi muy imam ak chef de quartier yow nga nekk seen adjoint léegi beneen mooy gis nañ tënk nañ ba jàpp ni budget bu ñu soxla de war na mën a jege 150 millions pour ñu mën a tabax jàkk ji te fu mu nekk ni jàpp nañ am nañ 3 millions boo xam mu ngi ci kees gi 150 millions nekkul lu yomb ndax ngeen fas yéene def pour dajale loolu. waaw parce que xam nga ñun au début ñun sax budgétisé wuñu 150 millions au fait ñun ki ñu njëkk a xoolal xëy na amul woon idée si li ñu bëgg exactement li waa Rëbës bëgg si jàkk ji yëpp parce que boo xoolee tey fi jamono toll tey dañu ne bëgg nañ jàkk boo xam ne jàkk moderne la am daara internat parce que man mii di wax ak yow dem naa jëli ay fiche de renseignement si benn daara bu nekk parcelle unité 11 donc su ma sañoon tey mu am si suñu quartier tey ñu mën a dugal suñu doom yi foofu ñu nekk fa daara pendant 3 ans 4 ans ñu génnee leen dugal leen école donc loolu mooy exactement souhait bi li ñu bëgg ñun donc ci biñ ko njëkk a xayma ci ki ñu ko xaymal doomu Rëbës la dëgg la dañuy rafetlu xalaatam mais budget wu 54 millions la def donc bi maire bi ñëwee moom en tant que expert ak ki nga xam ne tam xëy na yàgg na liggéey ci bâtiment moom kat wax dëgg yàlla nee nañu kat xayma bi ngeen xayma tuuti na moom en tant que institution pare na pour def ci à hauteur de 150 millions ñu koy tàllalaat suñu loxo di ko xamal ne ñun vraiment ku ñu defaral rek la ñu bëgg mais dañu bëgg tam aussi comme ni ñu ko waxee sànq ci biir réunion bi kàddu yooyu jub na fi ñu wax ni xëy na maire yi mënul jël xaalis di ko def ci compte benn jàkk mais nag dina mën a def appel d'offre fayal la liggéeyu jàkk ji loolu tamit on est preneur bu ko defee nag ci wàllu cotisation yooyu ñu ngay wax ba nga xam ne xayma nga ci sax lu toll ak 3 millions loolu lañ jotagum amagum ci compte ñu ciy sant di ci gërëm nag grand Moussa Bala bi nga xam ne moom liggéey na ci lu bari ak waa diaspora bi donc di leen wax ni di leen tàllalaat loxo di leen wax ni liggéey bi jeexagul xaajagul commencé kuy soxla plus de 150 millions am 3 millions mën nañ wax ni tàmbalee goo sax donc loolu moo tax ñu ne diaspora bi yëpp doomu Rëbës yëpp ku ñu dégg ak ku ñu déggul ku ñu yëg ak ku ñu yëgul ñu ngi lay woo ci liggéeyu jàkk ji ndax au delà de jàkk pour def ko mu nekk lieu de culte di fi jullee di fi jaamoo yàlla bëgg nañ fi aussi di fi yeree suñuy ay doom di leen fi tàggat donc loolu mbébét la bu ñu am ñun ñëpp
te benn nit mënu ko réaliser donc li ñu bëgg yëpp mooy kenn ku si nekk yaa xam nga nekk Rebeuss wala nga dëkkoon fi tuxu wala nga nekk Europe États-Unis foo mënta nekk Asie ñi ngi lay tàllal loxo pour wax la ne liggéey bi commencé na donc di leen sant yéen di leen gërëm ci wàllu communication bi lu ngeen ci gën a mën a jàllaleel rek incha allah bu ñu ci eggee dinañu wax naka la ñu bëggee forme de cotisation yi di ñëwee su fekkee par Wari la ñu xam bu dee Orange Money bu dee Free Money bu dee si compte bancaire déjà am nañ ko ba pare mais loolu yëpp incha allah commission yi ñu taxawal dinañu réunion ñoom seen biir wax naka lay liggéey bi du doxee bu ko defee dinañu xam kenn ku nekk ban rôle nga siy joué waaw. kenn ku nekk xam ban rôle nga siy joué léegi nag ñu bàyyi la ñan ngay woo pour ñu jàpp si liggéey jàkka ndax nekkul 150 millions nekkul lu yomb. waaw xam nga ñun d'abord bu ñuy wax tey liggéeyu jàkk kenn ku si nekk dañuy wax ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem tey bu ñuy njëkk a woo dañuy wax ki nga xam ne moom mooy njiitu réew bi bu ñu déggee tey gis ñu seetaan ñu xam ni kat waa doomu Rebeuss ñoom ñi ngi taxaw kat pour defar seen jàkk te ñu déggoon ni moom am na ci programme boo xam ne pour réfectionner lieu de culte yi la dañ ko ciy woo d'abord dans un premier temps mooy njiitu réew bi le président Macky Sall beneen bi ñu ciy woo le maire de la commune Alioune Ndoye bi nga xam ne moom la yàlla dogal tey mu nekk suñu njiit ñu nekk ci biir goxam nekk ay administré ñu am ci moom yaakaar pour mu taxawuñu ci jàkk ji beneen bi ñu woo bonne volonté yi ñi nga xam ne ñi ngi fi ay doomu Rebeuss am na ñoo xam ne mënuñu lim ñëpp mais vraiment ay ñi nga xam ne waa Rebeuss lañu sokkeekoo fi di ñaan yàlla mu ginduñu ñoom ñëpp ñu xam leen ku ci mel ni Diop si ku ci mel ni Abibatou Mbaye ku ci mel ni suñu yaay rugi lii nga xam ne loxo musul jug ci jàkk ji ku ci mel ni ñëpp ñoom yaa xam autorité yëpp bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne xalaat nañ ni boo am nañu yaakaar ci sa dërëm nga def ko ci jàkk bi pour ñu mun ñu njëriñ amuñu ci xàjj ak seen amuñu ci parti bii amuñu ci kuréel bële bëgguñu mu am daray politique bëgguñu mu am benn coloration bëgguñu mu am benn parparloo bëgguñu mu am kenn ku ciy wane ni man kat dama ci war a am taxawaay bi pour mu nekk taxawaay politique yàlla dogal na imam bi mu koy taxawal loolu yëpp daf ci teniroon en compte waxtaan si ak ñun ba nag te wala fi dañuy wax ku dee bàyyi mbébét war nga góorgóorlu sàmbal ko mbébétam boobu donc ci loolu la ñuy dox ñun bëgguñu mu am coloration politique bëgguñu mu am ay gis-gis lépp lu ciy def lu ci waay di def na jàpp ni da koy def te yàlla tax te ku def te yàlla tax yàlla fayal la boppam donc taxawaay boobu la ñu bëgg kenn ku si nekk am ko si du ñàkk nag kilifa yi ñu fi tudd nii c'est normal ñu tudd leen parce que ñoom la ñu yàlla booleel te comme yàlla dañu booleek ñoom nag ñuy entamé liggéey bu toll nii ñoom dañ ci war a jiitu wane seen participation ba ñëpp gis leen naw leen si bu ko defee ñeneen ñi parce que borom dërëm bi borom 1000 francs bi borom million bi borom milliard bi yëpp ñoo ci bokk yam parce que liggéeyu yàlla la yéene kenn ku nekk yàlla yéene rek lay fay loo ci yéene def yàlla xëy na mu fay la yéene bu ëpp yow ci li nga ci def ci contribution waaw. kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp comme li ma wax nii rek vraiment di leen sant di leen gërëm parce que tàyyiwu leen sonnu leen ngeen gën ñu jàppale nag ci wàllu communication bi parce que Rebeuss la ñu bokk Rebeuss ngeen bokk ñun liñ ciy def nii di ci indi suñu participation dañ koy def te yàlla tax di leen ñaan yéen tamit xëy na metti na fu ñu leen woo ngeen jóg mais lu ngeen yëg ci liggéeyu jàkk ji rek ngeen fexe jotaleel ñu ko ba ñi nga xam ne dañu nekkoon Rebeuss nekkatuñ fi wala ñi nekk bitim réew ñëpp mën a jot si liggéey bi bu ko defee ñu mën di daje di waxtaan wasalaam ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. kon mbokk si internet mbir baa ngi noonu ñu nekkoon fii si jàkk Rebeuss tey jii nga xamante ni taxawal nañ fi ay commission muy technique secrétariat ak ñi nga xamante ñoom ñooy wàllu liggéey bi kenn jëloon seen kàddu di Saliou Diop wax si seen kàddu kon lii mooy li nga xam tënk nañ ko fii ci réunion bi waaye du yem fii nag lépp lu si mënut am rek dina leer nañ ci Rebeuss TV jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. Rebeuss TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko.